asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi maa ngi leen nuyu di leen di ziare bu baax ci turu coalition bi di leen jërëjëfal yéen journalistes yi di kontaan ci yéen di kontaan ci teewaay bi di ci sant yàlla bu baax a baax di sant suñu président Adama Kanté di sant aussi comme Moustapha Sène di ko ziare bu baax ak suñu jigéen bi Farma. Nga xamante ni maanaam waa coalition bi lépp loo xamante ni ñu ngi ci seen loxo mu ngi ci maanaam moom lu ci des gannaaw te jigéen la wax dëgg yàlla di rafetlu takkuwaayam ak ab jomam ci biir liggéey bi waaw kon maanaam di leen présenter coalition bi man maay Aliou Ngom dëkk Ngaan Alsaan di président organisation de coalition citoyen debout turu coalition bi nag maanaam li ko tax a jóg dafa bëri ci biir Kaolack dafa bëri ci biir Sénégal ndaxte mën naa ne presque ndaw yi ñoo ko taxawal te aussi ndaw yi ñoo ko taxawal te ndaw yi la fi nekkal ndaw yi lay xeexal ndaw yi lay doxal ci ndaw yi lay xëy ci lay gont kon maanaam loolu mën naa ne mooy présentation bi xëy na li ci nga xamee ni moom moo des samay naataango Adama Kanté dina ci sànni ay kàddoom ak suñu Adama Moustapha Sène kon teewlu kàddu yi rek su ko defee ñu gën cee yaatal ci turu coalition bi. salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu gannaaw biñ sante yàlla sant yonent bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam sant suñu ñaari waajur sant mbooloo mi nga xam ne ni moom moo tënku ci li nga xam ne moom mooy coalition citoyen debout di leen jaajëfal encore une fois ñi nga xam ne ñoom ñoo ko teew muy suñu président adjoint chargé de la communication ak suñu président d'organisation Aliou Ngom ak mboolem ñi nga xam ne itam ñoom lañ fi nekkal di sant itam ñi nga xam ne ñoom ñooy journalistes yi nga xam ñoom ñoo fi teew organe yëpp ci kaw loolu dafa aajoo ñu xam citoyen debout bu Kaolack lan moo ko tax a jóg ndax loo gis rek am nay objectif am na lu tax ci boppam mu judd ci kaw loolu dinaa def rappel tuuti ne ay jeunes yoo xam ne ñu ngi nekk ci différents quartiers lu toll ci 45 quartiers au niveau de Kaolack répartis dans différentes zones ñoom ñoo dajaloo ay jeunes leaders booloo takku taxaw pour su ko defee jéem a changer li nga xam ne nii moom mooy image su Kaolack loolu moom moo indi citoyen debout liñ ciy réclamer nag ça concerne tout un citoyen c'est-à-dire képp koo xam ne ni citoyen la muy bu góor bi muy bu jigéen bi suñu maire yi aussi sont interpellés suñu papa yi aussi ñoom it ñu ngi leen ciy woo ci kaw loolu lañ daje ci mbooloo boobu na ay quelques leaders ñu ne dañuy jéem a fal suñu benn président ci lañ fal suñu président Adama Kanté ñu di ko remercier de passage muy ko engagé ñu xam aussi moom it pas-pasam ak taxawaayam tax aussi ñu ñeme ko jiital ko ci suñu kanam donc loolu moom moo indi citoyen debout ci kaw loolu dañoo xool étudier situation Kaolack depuis ba nga xam ne nii maanaam mairie bi nekk na fi jusqu'à nos jours ñu gis ne benn changement amul au niveau de Kaolack te jeunesse boobu noonu ñu ngi continuer di toog benn place di nelaw di bàyyi suñu autorité ñuy diriger di def lu leen neex Kaolack nekk fam nekkoon démb ba tey loolu dafa métti quelques jeunes tax nag ñu former lii ñu ne képp koo xam ne ni jeune la te bëgg na li nga xam ne moom mooy situation Kaolack mu changé ñëwal nous sommes appelés à diriger te instant yi nag dañoo war a jëkkati li nga xam ne ni moom mooy pouvoir bi ay ndaw jël ko diriger ko ñu xool ba xam ndax du dem te dañoo gëm ne dana dem ndax mbir mi lan la expertise la expérience ak lan dynamisme ak lan moom mooy jom parce que ci lañ sukkandiku sax ne 3D yi daf fi war a kii 3D yooyu noonu lan moom ma koy indi moom mooy ne ci boppam ñun dañoo war a jubal
defar te ànd googu noonu lenn kese moom moo ko mën a soqali moom mooy ne jeunes yooyu noonu ñu booloo te loolu moom moo indi kon citoyen debout bi ñuy rappeler encore une fois que ne c'est l'heure jeunesse bi nañ jóg buñ jógut du sotti ndax liñ gis Kaolack nii ci côté insécurité bi nga xam ne président dana ci ñëw ci côté yi nga xam ne ci boppam moom mooy élection locale yi prochain yi nga xam ne moom moo kii ak stratégie yi nga xam ne moom la président jël buñ ci teelu te jóg fi ñu jëm ñun xamuñu ko te jeunesse bi kese moom moo ci mën dara ñun nag suñu politique nii la politique Descartes la jël mooy gestion de la cité te ku wax gestion de la cité loolu ñun ñi nga xam ñun ñoo ëmb coalition citoyen debout ñun xam nañ lan mooy gestion de la cité te ci lañ inspiré te su soobee yàlla loolu lañ bëgg pour Kaolack je vous remercie. merci beaucoup. asalaamaaleykum yéen journalistes yi asalaamaaleykum membres yi nga xamante ne ci waa coalition bi lañ bàyyi seen ittee ñëw assister point de presse bi journalistes yi tamit yéen maa ngi leen di jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay di yëg ne coono bu ngeen di daj sur le terrain ba yegg si fii. ñu ngi leen ci massaw lu bëree bëri encore une fois di leen wax ne affaire citoyenneté la moo tax foo oo waa ji day bàyyi lu muy def ñëw présenté ko soo gis ñu oo leen tey pour que ñu ngeen ñëw ñu def benn point de presse c'est justement ñu waxtaan le problème du Sénégal plus particulièrement à Kaolack dafa am 4 points yi nga xamante ne dinaa ko citer dinaa ci expliquer premier point mooy clandestin bi. Deuxième point mu nekk l'insécurité troisième point mu nekk couvre-feu l'état d'urgence te may terminer ci élection locale mu nekk 4 points yoo xamante ne bëgg naa ci waxtaan ak yéen tey justement pour ñu am un changement radical ci biir réew mi loolu mooy suñu objectif oote bi tey damay démarrer ci premier point mooy clandestin bi le 31 décembre déglu naa discours du président de la République lu mu expliqué ci ñiy dem ci clandestin bi foog naa Sénégal yëpp dégg ñun en tant que jeune rafetluñu ko lu tax rafetluñu ko nga nekk chef d'état réew bu mel ni Sénégal amul leneen lu dul coono loolu laal mu métti nga ne ñuy bàyyi seen doom yi di dem dañ leen teg luñ mënul ku sa doom dee foofu yaa ko rey je crois que nekkul discours un chef d'état man dama jàpp ne lu waral loolu yëpp nekkul booy xale yi dañoo bëgg a dem jeunesse bi dafa bëgg a dem déedéet damaa jàpp ne soo gis jeunesse bi di sol dàll di bëgg a dem daaw ba ren dara doxul avant daaw ba ren dara doxul sa place bi nga yor sax am métier mënut a dox tu es obligé nga jaay sa bagage yi pour dem Europe pour am looy def suuf si bi nga xamante ne mooy suufu Sénégal jaay nañ ko européen yi ñu jaay ko occidentaux yi ba doomu Sénégal yi nga xamante ñoo fi juddoo yaroo fi amatuñ ci accès te jàpp na ne chef d'état lu waroon njëkk a nekk mission mooy que mu accompagner jeunesse bi ci terre bi daf ñuy permettre ñu bëgg danañ fa am seen wërsëg danañ mën a dimbali seen waajur danañ mën a dimbali waa Sénégal mais c'était pas le cas dañ ko jox ay occidentaux ñu ne déet mu jëlaat pêche bi jaay ko waa Russie européens yi ay yu kenn xamul loo xamante ne instant bi soo xoolee doomu Sénégal yi mënutuñu nappi jën mënutuñu am dara ils sont obligés lan la ñuy def soo demee ba dund boo xamante ne vraiment sentiroo ci dara lépp loo xamante yaakaar nga ko ne soo ko defee da nga ci mën a génn même soo ci dee tu vas le faire loolu moo waral jeunesse bi di dugg ci loo xamante xaj na waru koo def mais daa jàpp naa ne état bi lu mu war a def daal mooy accompagner la jeunesse sur l'entrepreneuriat des jeunes jàppale leen ci seen gestion jàppale leen ci agriculture mais ce qui est malheureux mooy que dafa ñëw teg fi ANPEJ DER moomu noonu moo mujjee nekk premier adversaire politique des jeunes ku àndut ak état duñ la financer. je crois que suñu réew bu toll ni Sénégal war nañ romb ci dynamique boobu noonu war nañ xool loo xamante ne day doxal réew mi koo xam ne dafa am un projet fiable ñu financer la nga xool looy def loolu mooy loo xamante ne
mënuñ koo ñàkk a wax ci affaire clandestin bi jeunesse bi daal côté boobu noonu lu ma leen ci mën a yokkal mooy que toog fii tekki fii lu mën a nekk la mooy slogan boo xam ne loolu lay lancer jeunesse bi toog fii tekki fii lu mën a nekk la mais ci kaw suñu autorités yi mu accompagner jeunesse bi xam ne jeunesse mooy réew jeunesse mooy construire jeunesse lépp loo réew boo gis mu dox jeunesse bi la ñooy jàngi ñooy def lépp mais côté boobu noonu damaa gis ne état dafa échec définitivement te loolu waru ko woon a échec parce que moo nekkoon combat avant muy jot réew mi comme su ko jotee su fàttee loolu foog naa lu koy folli ëllëg dina yomb may dugg ci deuxième point bi mooy l'insécurité bi mënuma ci d'accord ak ñu fi nekk d'accord ci population bi tamit doxalin bi mooy lan il faut chaque fois population bi won état ne ko lii neexuñu mais chaque jour yaa ngi dund lu la naqari su état ñëw da ngay mel ni dara méttu la côté boobu laa d'accord ak population bi mais l'insécurité surtout à Kaolack waxuma Sénégal dafa bëri Sénégal mais surtout Kaolack ñun ñëpp doomi Kaolack ne soo xoolee tey Kaolack barakaas di am biir Kaolack am carte sortie kese barakaas di am biir Kaolack oto bi dugg police yi suñ war a génnee ñu leen bëgg a fetal ba police di recul di neng ak ñoom ba ñooñu ñu rëcc jàppuñ leen y a problème c'est pas la première fois muy am Kaolack ñaata nit lañ rey Kaolack teg ba tey mënuñ ne jàpp nañ diw dafa defoon délit bi ñu jàpp ko Kaolack est-ce que loolu war na mën a dem à ma grande surprise nag ci l'insécurité boobu noonu soo xoolee ma gis un commandant bu def message bu frappant mu ne Sénégal c'est un état de droit képp ku fi def loo xamante tegoo ko ci yoon dana dal si kaw sa kaw point boobu yegg si wu ma ci mais fu yoon war a dal sa kaw foog naa am na yu bëri yu fi jot a xew xam naa loolu moom colonel boobu fekk ko fi wala ministre boobu noonu fekk ko fi parce que am na yoo xamante réew lu koy construire soo ko fooyee tegoo ko ci yoon lu koy daaneel dafay yomb te ñun Sénégal loolu moo ñu daal lépp loo xam te ressource la ci biir réew mi dañ ko seetaan lépp xam ne dafa ñuy jox dara soo xoolee police nationale gendarmerie nationale armée nationale sapeur soo xoolee duñ leen impliqué ci dara loo xam dañuy koy càmbar ci biir réew mi ñoom dafay tax réew mi di naat duñ leen ci boole à chaque fois suñuy convoquer la police nationale c'est justement défendre nga ñëw attaque population bi foog naa loolu warul mën a nekk taxawaay sécurité nationale dans un pays te loolu nekkul ñoom diñ leen koy gëmloo di leen ko forcer te premièrement ëpp li leen xam-xam gëñu leen xam réew mi nu muy doxee mais loolu lañ leen di gëmloo jël seef yi corrompre leen ci suuf ñoom it ñu moom seen kàddu mais réew mi jàpp na warut a doxee noonu réew bu toll ni Sénégal ñuy ñoo di état de droit police war nga koo bàyyi indépendant gendarmerie nationale la même chose les commandants les juges ku nekk xool sa àq ak sa élève ak sa population nga di ko doxal mais soo gis tey ba police tey nii xeex ak police gars yi loolu lañ gën a sawar sax xeex entre civil ak civil kon war nañ xoolaat suñu bopp il y a problème boobu nag il est temps pour ñu souligner ko ensemble il est temps pour ñu traiter ko ensemble ba tax na point l'insécurité boobu noonu loolu dinaa ko wax ba mu leer xam naa dinaa ko laalaat su ma duggee ci couvre-feu bi parce que soo xoolee tey jii war nañ mën a jàppalante Sénégal réew boo xamante ne mooy loolu te suuf si mu ngi fii suñu nangoo bay accompagner ñu jàpp naa ne fii ak peu de temps il y aura un grand changement mais defuñ ko soo xoolee mbedd yi jeunesse bi di fa toog ni naan ataay yenn fa amuñ dara lu ñuy def ku amul lu muy def te bëgg lu nit ñi bëgg te amoo looy def qu'est-ce que vous devez faire forcément da ngay def loo xam ne c'est l'impossible même soo ci am gàcce tu es obligé de le faire def dara pour dund loolu man jàppuma ko mbon mais def dara su ma ko defal je vais mourir qu'est-ce que je devais faire forcément je vais le faire da ngay daje sa morom yi moo la ëpp sud la amoo dara paas bu muy paas ci tataay sa am ko nga gis un minable boo xamante ne ñu ne moom politique lay def wala moom dafa jege président wala moom dafa jege ministre temps dugal na projet nangam fekk jeunesse bi étudiants yi defar nañ seen projet ba mu rafet duñ ko nangoo financer ñu financer ko ça crée loolu mooy créer ay injustice moom mooy créer ay banditisme mooy créer ay sàcc mooy créer ay violence yi ngay gis ni yëpp loolu moo ko indi
léegi nag balaa ñu ne dañuy attaque violence luy waral violence bi nañ fexe liggéey ci loolu suñ ci liggéey jàpp naa ne vraiment violence dootu fi am jàpp naa ne kenn du jaamarloo ak policier mais lu waral loolu dañ koy seetaan. ma dugg ci troisième point bi mooy point couvre-feu l'état d'urgence couvre-feu ñaari décret yu bokkul la mais presque ci décret bi ci nga mën a basé ba jël décret ba jël lee ba tax na danañ ci mën a prononcer tuuti ci l'état d'urgence bi ak couvre-feu bi parce que soo xoolee tey couvre-feu bi soo xoolee couvre-feu mooy que duñ bàyyi nit ki mu dox dañ lay limiter sa heure bi ngay génn ak heure bi ngay dugg mais heure suñ ne état d'urgence le président de la république dafay am beaucoup de prérogatives di def di bumi sans mu laaj kenn avis kenn dafay jeeg dogal rek ñu dem def ko amul càmbar amul dara te loolu tamit vraiment du ma ko rafetlu 100% mais du ma ko ñaawaloo tamit encore une fois côté boobu damay retourner waat ci jeunesse bi keroog gis naa le 6 jeunesse bi génn na Dakar fu ne ñu yàq ko di taal pneu di def naka sudul noonu loolu dama leen di ñaax jeunesse bi buñ taal pneu bu ñu gas tali bu ñu taal marché pourquoi ma leen di wax ne bu ñu taal pneu bu ñu taal tali bu ñu yàq lépp luy yàq bien public buñ ko def luy yàq itam bien commun buñ ko def parce que su yàqu ñun population ñun citoyen bi ñun ñoo koy njëkk a yëg de fait que ñun ñoo koy njëkk a yëg nag du yoon ñu yàqal ko suñu bopp am na beneen manière boo xamante ne mun nañ koo faj te du coow du jig dañ ne jeunesse bi moo fi ëpp jeune boo gis 10 jeunes boo gis 9 yi dañoo jege seen yaay lu ñu wax seen yaay loolu lay def 10 jeunes boo gis da ngay fexe 6 yi ba 7 yi ba 5 yi sax dañoo jege seen papa lu ñu wax seen papa loolu lay def pourquoi pas ñu def une politique de sensibilisation avec nos parents waxtaan ak suñu parents yi ne ko lu fi nekk doxul lu fi nekk du avantage réew mi lu fi nekk du tax réew mi guuta bu mu nekk mu génne ci loolu nañ joxante loxo yéen dañoo bëgg yéen suñu yaay ak seen suñu papa yi ngeen topp suñu ginnaaw loo xamante ne suñu bëgg-bëgg la pour ñu mën a nekk ci loolu nekk ci bonne condition boo xamante ne vraiment lépp loo xamante ne bëggal nañ ko suñu bopp kenn duñu ko jox ñun ñoo koy defal suñu bopp jeunesse bi war na mën a am esprit de dépassement di xeex ak police image bi rafetut image bi ci boppam moo rafetul te yàq-yàq bi suñu kaw lay répercuté wu ñun ñoo amul vélo ñun ñoo amul tata ñun ñoo amul oto bu ñu moomal suñu bopp ñun ñooy kaar ci tata yi suñu làkk tata yi kan mooy jël pot cassé bi c'est nous loolu bu ñu ko nangu nañ fexe liggéey pour suñu peuple nañ fexe liggéey pour suñu réew fexe liggéey pour suñu dëkk suñu ko defee réew mi ci lu mu nekk am naa yaakaar loolu dana dëñ mais bu ñu taal dara suñu ne couvre-feu na ñëpp toog seen kër respecter les consignes d'État respecter degré bi nga xamante ne état teg na ko ñu respecté ko xam nga suñ ko respecté tey état lui en personne xam na ne am na yu fi nekk moo ko waxoon génne décret bi respecté wu ci dara te population bi xam na ko dañ ci mënul dara foog naa def nit loo xamante ne xam na ko mun war na ci waxu ci chaque jour soo ñëw mu tàllal loxo kaf ak yow reeg yow gàcce boobu kum reyut man foog naa ne dara walu dara may retourner tam di wax tamit jusqu'à présent le même colonel ne ko dafa am loo xamante ne ak le président de la république ak ministre de l'intérieur appel bi ñoom laa koy def directement parce que damaa gis ne dañuy wax d'une manière sévère jàpp naa ne réew mi lépp lu fiy dox il faut ñu toog waxtaane ko xool lan moo koy tax mu dox lan mooy tax lii mu dëñ fii mais du xeex di wane ne ñun dañoo am doole bi ñii amuñu doole bi loolu jàpp naa ne réew mi suñ bëgg a jàpp ci loolu dañ fi reyante ba dee te dara du fi sotti lépp lu ñuy def nañu ootante suñu biir toog waxtaan président de la république nu mu rëy ak lu mu mënta am mënta nekk leneen lu dul président de la république de même que ministre du leneen grade kese la loo xamante ne dañ la ko ndombal tànk bu ñu la jox la suñ ne léegi Kanté ministre suba mun nañ ne Kanté élève wala Kanté buujumaan c'est possible ci àdduna lañ nekk lu ne mun na fi xew mais ku jàpp ne yow soo nekkee ci kaw ñeneen ñi duñ dara ministre yeeg ak président yeeg ak yeneen homme politique yi nu ñuy defee politique jël jàpp population bi considéré ko ouvrier politique suñu leen soxla ñëw ci ñoom suñu paree dem seen yoon loolu rafetlu ma ko te damay lancer un message jeunesse bi nañ góorgóorlu nañ bañ gars yi di ñu jox tiset di ñu warloo seen oto yi ci loo xamante ne du dara loolu moom nañ ko éviter 100%
di jàpp ne loolu nekkul mooy doxal réew mi nañ fexe teg loo xamante ne loolu mooy tax réew mi dox même ñun njëriñ bi ñun suñ ko fekkul mais nañ ko commencé ñeneen ñoom ñu am xel boo xamante nañ xam ne lii mooy doxal réew mi lii mooy tax réew mi dox loolu man jàpp naa ne mooy loo xamante ne dinañu dimbali dina dimbali waa réew mi te dina dimbali waa Sénégal tax na daal vraiment point boobu noonu danaa ñaax jeunesse bi nañ def tout ba bu ñu ci dugg ci yenn détails yoo xamante ne ñu arrêté la fii ci loo xamante ne jaru ko te am na ñoo xamante ne def nañ fi lu gën a pur loo xamante ne dara tegu ci yoon te ñu ngi lay bàyyi ci biti. Je donne un exemple de Bougazelli borom Jakarta surtout à Kaolack borom Jakarta j'ai un ami boo xam ne borom Jakarta dafa jum ci 10 000 francs ñu tëj ko 3 mois kaso Bougazelli yor ci milliard ñu téye ko teg ko ku jàngul xamul sa faux billet ñu téye ko 6 mois Bougazelli yor ay milliards ci faux billet ñu téye ko laam-laame affaire bi bàyyi ñu ne parce que dafa ànd ak président de la république jàpp ngeen ne loolu dana tax réew mi dox day tax réew mi du dem fenn réew ay dil ay complot du doxal réew liggéey lan moo gën a ñaaw nga nekk un kilifa say sët say moroomu doom heure boo génnee télé wala ngay wax rajo ñi nii du ñu am wi sax dégg la parce que dañu diw du waxkatu dëgg contre vérité lay def lu muy wax ak lu muy def du benn dans ce cas il y a certaines personnes nag ñoom comprendre ñu am na ñu comprendre mais dañoo jàpp ne ñoom seen vie ci nit ñooñu lañ ko mën a amee xam nga dans ce cas ces personnes là ñoom lu ñuy dem wax ko dañ ne non il faut ñu ànd ak diw parce que nangam ak nangam yàlla su la xasee ba bind loo mënta dugg ak loo mënta def jàppal ne yàlla boobu noonu moo fi nekk moo la bind te lu tax mu bind la soo goree dañ ko jot balaa ngay dee soo goree noonu da nga dugg loo xamante ne àdduna yëpp danañ la ci xeeb te du ko jar ba tax na daal je lancer un message jeunesse bi nañ góorgóorlu nañ changé waat suñu taxawaay nañ xool lu ñuy njëriñ nañ xool luy njëriñ réew mi avant d'intérêt personnel nañ xool luy njëriñ réew mi ak luy njëriñ askan bi nañ leen ko wax nañ leen ko sonj ba ñëpp jàppante ba nga xam ne loolu mooy njëriñ réew mi loolu moom sonj naa ko jeunesse bi lu bëri bëri couvre-feu du dara nañ ko gérer rek su jeexee jeex na mais xam naa moom ces colonels là il faut ma delluwaat ci parce que dafa am lu ma ci bëgg a expliquer mu ñor ma trop mooy que damay gis ne nu muy wax ci affaire couvre-feu bi kuñ ci jàpp soo def manifestation danañ la def nii danañ la tëj en vie nangam ak nangam ainsi de suite man jàpp naa ne mbir mi warut a demee noonu am na loo xamante ne moo gën a pur couvre-feu xanaa loolu bu muy am ministre bi nekku fi xanaa bu muy am colonel bi nekku fi point boobu lay waaj a dugg mooy que élection locale gaz suñu gaz bu nekk dans la région de Thiès pétrole bi nekk dans la région de Thiès avant élection présidentielle man maa déglu le ministre Boun Abdallah Dionne muy expliquer ne gaz bu génnagul pétrole bu génnagul waruñ ci wax di wax di énervé te ba mu koy wax fekk ñu ngi xelli pétrole bi di ko yóbbu pooru Sénégal comme si que pétrole bi Europe gaz bi Europe lañ ko jëlee di ko jaay les Sénégalais le même prix comme soo ko jëlee Europe indi ko Sénégal prix bi nga koy jaay loolu dana doxal réew un bon président dana doxalee noonu loolu réew mi waruñ seetaan loolu c'est pas logique Sénégal du maamu kenn moo ko moom Sénégal du bàyyi kenn moo ko moom Sénégal dañ koo bokk ay nawle lañ nañ partage lu réew mi bokk yow mi nga xamante yow lañ fal chaque jour soo doon lekk 1 milliard yow chef d'état du wàññi soo dund 100 ans du wàññi dara ñu la fal nekk 16 millions et poussière kenn ku ne soo pour mu am 5000 francs par mois day taaba ba sonn loolu ba tey doyu la nga ne ñun suñ 5000 boobu ngay nangu yow dugal ko sa gafaxa ba tey est-ce que c'est chef d'état il mérite d'être président de la république de ci réew bu mel ni Sénégal d'accord mooy ci loolu foofu laa doon yem ci 3e point bi damay dugg ci 4e point bi mooy élection locale yi parce que damaa jàpp ne couvre-feu dëgg la 3 points yi ma fi tudd yëpp am na solo trop parce que soo xoolee élection locale yi dañ ci war a wax gars yi seen mandat jeex na bu yàgg ku mandaam jeex sa dara su ministre de l'intérieur état bi dafa wax ne moom du wax ci affaire élection locale ba mu pare lu muy régler jàpp naa ne affaire yi waru demee noonu élection locale nekkul élection boo xamante ni da ngay jàpp heure bu la neex nga def ko heure bu la neex doo ko def képp kuñ fi fal nekkul ne président de la république moo la fal nekkul ne ministre bi moo la fal Sénégal moo la fal sa commune moo la fal population bi moo la fal
mais nañ delloo la moindre des choses nañ delloo population bi nañ leen delloo cër bi organiser élection yi ñu dem ci élection bi que le meilleur gagne parce que la moindre des choses il faut ñuy waxante dëgg parce que soo xoolee tey jii Sénégal dañoo soxla un changement radical parce que ñu fi nekk doyatuñu Sénégal partout te mu ne na mënuñu wax ci loolu retourner nañ def seen vote budget soo xoolee Sénégal yëpp def nañ vote budget ba pare Kaolack lundi bale passé lañ doon def vote budget mardi bi lat may nga def ko je crois que loolu du doxal réew yéen ngeen ne lii kenn mënu ko laal lii kenn waru ci mën a wax gum il faut ñu pare looy voter budget te ils ne sont pas légitimes la moindre des choses sax nga delluwaat sax ci population ne ah ñun de dañoo bëggoon organiser élection mais mënuñ koo def parce que circonstance bi parce que je damay citer quelque part hôpital régional bu Kaolack je donne un exemple à hôpital régional bu Kaolack soo fa demee chaque jour ñu fay xëy di daje ëpp na 300 personnes école bu nekk Kaolack ñu fay xëy di daje ëpp na 500 personnes marché moom duma ko tudd yeneen lieu de fréquentation yi nga xam ne nit ñi ñu ngi fay daje di ko dund nu mu leen safoo conditionnement boobu kay ñu ko mën a dund mën nañ ci organiser élection locale mais président de la république man damaa jàpp ne dafa organiser ay couvre-feu justement élection bi ñu mën koo pousse justement élection bi ñu mën ci bañ a wax indi nit ñi beneen pression boo xamante ne dafa métti mais jàpp naa ne gënoon na fi métti te lii yëpp amu ci woon lii yëpp amu ci woon ñun daal lu ñu koy lancer un message na def tout Sénégal du Sénégalu maamu kenn Sénégal sénégalais la Sénégal du Sénégalu ndoonu kenn sénégalais la ñun tous ay citoyens lañ nañ joxante cër kuy nekk ci kaw tey suba mun ngaa féetee suuf ku nekk suuf tey suba mun ngaa féetee kaw kon dund boo xamante noonu lay demee kenn rek mooy féetee kaw te du mës a jeex mooy yàlla suñu borom président de la république na yërëm askan bi amul lu mu fi def te dox na surtout côté jeunesse bi dafa échec totalement te loolu duñ ci taaye di ko wax duñ ci ragal di ko wax te luñ ci tegu daal ngir suñu askan pare nañ pour tegoo ko lépp luñ ma teg pour askanu Sénégal pour askanu Kaolack je suis prêt pour ma tegoo ko parce que askan bi jaral na ma ko parce que la majeure partie sax damay déglu souvent ñi nga xamante ne sama mbokk yi olof yi dañuy wax ne njëriñ loo fekkee ak beneen proverbe bi sama bopp moom moo la gënal te bañ naa la fekke njëriñ loo fekkee la ñu def xare ba tey bésu tey jii ñun ñi nga xamante ne fekkewuñu dara diine bi fu ñu neex tudd ko lu ñu neex wax ci jàkk fu ñu neex tabax fa jàkk est-ce que loolu dana doon am il faut certains sacrifier pour ñi nga xamante ne dañuy ñëw de futur mais su ma ne man du ma def dara lu ma am sama poche la jëm xam naa àdduna bi moom bientôt mu yàqu définitivement ba kenn du ko mën a defar wala muy mujj ci loxo ñoo xamante ne bugguma leen tudd sax ci sama micro mooy loxo ñoo xamante ne vraiment kenn xamul góor lañ kenn xamul jigéen lañ te lu ëpp ci biir réew mi dañ leen jox beaucoup de privilèges ñu di ko doxal réew mi warut doxee noonu réew mi du réew seytaane du réew firawna réew jullit la nañ teg affaire yi dans les bonnes conditions Sénégal yëpp gis ci seen bopp Sénégal pour sénégalais la mais nañ bàyyi di jël Sénégal lu ci ëpp solo jox ko occidentaux yi lu ci gën a am solo ñu jox ko occidentaux yi cër bu gën a mag ñu jox ko occidentaux yi man bañ naa ko su ma dajee un jeune nga ne état bi nangam di ci wax lu positif man nga ne ñoom nga àndal 100% amoo dara loo xamante ne dañ koy nangu amul dara loo xam ne dañ koy bañ dañ may jaaxal man dama lay considérer comme un étranger parce que étranger yi rek ñoo fi am loo xamante ne bëgg nañ ko mais nekkul ñun Sénégalais yi kon dund boo xam noonu lay demee dañuy lancer message ci président de la république ak gouvernement bi yépp ñu xam ne nguur bu dul jeex mooy bu yàlla lépp lu fi loo fi gis dafay jeex yow mi nga xam ne yaa ko fi teg dafiy jeex sax waxuma la li nga teg day jeex sax waxuma la yow mi nga xamante ne yaa ko fi teg kon nañ muñ te bañ a sànni xeer bañ a xuloo bañ a xeex nañ def tout indil ñu suñu élection locale dafa jot ñu wax ci élection locale bi élection locale nangoo ci wax nga ne da ngay wax ci budget foo ko teg gouvernement bi moomul sénégalais commune bu ne waa commune ñoo ko moom loolu laa amoon daal lu ma bëggoon ñu waxtaan ci tey fekkee ne tam y a un manquement
xaj na loolu ci man la mais waa coalition citoyen debout luñ ma yàpp xam naa du loolu dañ maa yàpp ne lépp loo xamante ne problème la sénégalais yi ñu ngi koy dund Kaolack mu ngi koy dund ma ñëw wax ko ci micro bi mais suñ jumte am rek loolu ci man la te maa ngi leen di jaajëfal lu bëri.